nii situation bi pont bi chaque fois foog ngeen def appel waa dëkk ba mobiliser wu pour mën a defaraat encore. waaw am na ay personnes de bonne volonté yoo xam ne ñu ngi dox ñu ngi ciy dox yee am na ay tubaab yoo xam ne dañuy ñëw def seen i caricature defal ñu def aide jënd ay planches ñu defaraat mais xam nga pont mënoo dëkk ci loolu. mënoo dëkk ci loolu dañoo dëkk bu màggee dañ koy soppali. mais pont bi ma gis ni dafa mel ni passage piéton kese la oto du fa jaar de. non oto du fa jaar charrette mun na fa jaar. charrette yi non oto daf fa doon jaar bi ñu koy doog a defar oto yi dañ doon dugg ba ci village bi mais adduna day dox te ndox xam ngeen ne ndox dafa am doole. day yàq donc poto yi téye pont bi antanatul poids bi fay jaar donc du coup à tout moment mun na céder. te ba léegi ba instant yi ni may waxee yow gars yi dañuy dem suñu marché hebdomadaire à Diouroup bu ñuy ñëwaat da ngay gis ñoo xam ne seen saaku ceeb day wadd ci biir seen bagage yi ñuy daanu des fois ci ndox mi non dañuy dund lu metti donc ñuy lancer appel muy président muy les personnes de bonne volonté ñoo xam ne mun nañu ñëw jàppale ñu ci lii parce que on souffre dañuy galérer. kan mooy seen maire bi Sidia Diouf mooy Loul Sessène. moom animu. ndax mu ngi fi Dakar mu ngi Loul Sessène. ci ban parti la bokk. bon foog naa APR la. waaw léegi moom yii nii xanaa moom du ñëw di xool. lii nii. mosuma gis maire taxaw fii maire mosul taxaw fii. maire seen maire mu tudd suñu maire bi. nu la tudd nga ne. Sidia Diouf. mosul taxaw ci lii nii lii mosu ko inquiété. ñaata at mu ngi fa. depuis 2012 mu ngi foofu. depuis 2012 mu ngi foofu. bi Macky Sall nekkee ci nguur ba léegi muy foofu. te mosul taxaw fii. mosu ngeen ci waxtaan yéen ñaar wala de. non mosuma sax gis maire xaw ma sax nu mu mel. xamoo maire sa maire yow. xaw ma sax nu mu mel. de maire bi kay xanaa 2014 lay nekk parce que élection 2014 la am wala moom. maire bi d'après li ma dégg mu ngi foofu depuis 2012. waaw ki ko mosul a gis ke mun na remplacer keneen ci diggante mais lu gën a jaaxal c'est que moom da kaa xamul. xaw ma ko nee na mosu koo gis. mosoo xàmmee woo ko sax bu ñu la wanoon fotom. bu taxawoon maire bi bu taxawoon fii du ma ne kii la. yow tur bi rek nga jàpp yow. xam naa ni Sidia Diouf la. mais yéen xanaa yéen seen maire yi mos nga dem seen maire yow. si mos nga fa dugg wut fa benn këyit wala yooyu. fa laay wutee. mosoo fa fekk maire ba. non. mosoo dem seetaan ay conseil municipal nga xam ne bu la neexee ngeen dem fa gratuitement c'est ouvert. waaw xam nga loolu am na mais ñun ñu ngi basé fii Dakar dañ fay dem liñ fay yóbbu tey li ma mën a yóbbu Loul Sessène du jaar foofu li ma yóbbu foofu mooy tey uti sama extrait parce que fa laay wutee extrait de naissance. mais xam nga ko fay liggéey ci biir mairie bi. xam nga ay nit ñu fay liggéey déedéet. peut-être que moom il n'est pas. dina mais xam nga nit ku ne fi nga am soxla sa soxla nga fay wuti. sama soxla lan la. non mais je veux dire xam nga lii dafa am solo ba nga xam ne. kii lii mënoon nga sax mënoon nañ koy waxtaane. waaw mais xam nga non ñi ciy dox xam nga woon dama part personnel maa jël sama initiative di sant bu baax monsieur Fall. parce que dama bokk ci dëkk ba. bëgg dëkk ba bëgg développement dëkk bi. su la neexoon neutre. mu neexee neutre. yow yi jéemoo jël benn initiative dem seeti maire bi sax échanger ak moom comme lii ñor na la jusqu'à un point. effectivement c'est décevant. nga ñëw taxaw nga ne ko xaaral ma waxtaan ceeg yow. ak yooyu monsieur le maire dama la soxla. waaw xam nga moom am na loo xam ne pour man jarul sax déplacé wu. parce que yow yaay suñu njiit. nga xam lii xew comme lii xew 2017 6 personnes ñàkk bakkan. yooyu maire bi mos na fa taxaw bi yooyu amee. 6 personnes. waaw d'après bi man dew moon. waaw bi ma laajtee. maire bi ñëw fa ooy la yem. sous-préfet moo fa dem. moom maire ba ñëw fa. sous-préfet. non maire ba la maire ba demul maire ba fa ooy la yem. fa ooy la yem je pèse mes mots fa ooy la yem. sous-préfet moo dugg ci biir village bi ak chef de village yu fa ooy dem jaale. donc li amoon 2017 dañuy bañ mu amaat parce que mun na am à tout moment. pont bi mun na effondrer à tout moment. donc di xaar di am ay promesses non yooyu munul kon ne. préfet bi du ñu forcer kenn. préfet bi defoon na benn kii war na def benn note au moins d'information bu muy yéegal par rapport ak loolu xewoon parce que moom ñëwoon na ci affaire yi fekkee na ko. normalement loolu mooy yoon. normalement loolu sous-préfet war na ko mën a def wala préfet. parce que dem nga ba ci village bi xam nga ne am na perte humaine donc lii mooy da nga war a bind mu yéeg. alerter peut-être président de la République.
te président de la république tey ñun fu ñu dëkk boo taxawee suñu village guddi da ngay gis Fatick il fut des temps buñ jógee messe de minuit Fatick lañ ko doon defee dañuy traverser par gaal jaar Fayil dëkk boobu ñuy wax Fayil dem Fatick def messe de minuit ñëpp si waat kon xam nga ni soriwul matul 10 kilomètres boo ko jaaree foofu sans autant nga jaaree par jour léegi charrette yi ñuy gis ñu génn ci nag non xam nga instant yi yoon bi mun nga dem dawal oto boo ci pont bi nga gaare boo gaaree dox xam nga loolu lu ko gën a métti amul dox ñaari kilomètres ñëw ba xool sa dëkk war a mun a dugal sa oto ci biir gaare sa oto woote ñu jël si la ak charrette te charrette bi doo yéeg déedéet da ngeen di wàcc di téye bagage yi di daanu ngay for ba traversé dem xam nga loolu ça veut dire que soo leen amee benn urgence maladie amul oto bu war a ñëw jël si automatiquement. merci Khoudoss fàttali nga ma loo xam ne am na fa fan yi yàggul benn xale bu jigéen bu doon mattu ñu koy évacuer par charrette dafa mujjee ñàkk bakkanam. xale bu jigéen si lu metti parce que temps non xoolal ku ñu fay évacuer et puis lu ñu fa am case de santé lañ fa am case de santé lañu am Saaxoor benn matron moo fa nekk muy sëy sama suñu kër sama mag moo koy denc matron boobu léegi man fekkee naa foo xam ne ñetti jigéen dañuy mattu ci benn instant mattandoo muy def nii loolu metti na. donc kañ am na moom loolu moom kese inventé dafa donc dañu war a defal dispensaire defar yoon bi parce que dëkk bi crevette lu muy génn foofu. zone boobu yëpp ñoo ëpp li ñuy génn ci crevette. mais mënuñu ci jëriñu parce que tey doo am ñu ko jënd. wala ñi koy jënd Foundiougne la ñuy jógee. te lu maigre la ñuy jënd. mais tey bu fekkoon yoon bi ubbi nañ ko defar ko bu baax nit ñi mun a ñëw indi seen i camion garé ñun jeunes yi fa nekk emploi bii ñuy wax nii mais am na ñoo xam ne mun nañ fa toog. tekki fa. man tey mënoon naa fa taxaw. pare pour toog fa te dinaa fa tekki. parce que loolu noonu. boo ko gëmee mun nga am lu ne foofu. donc pourquoi genre dëkk yi ngeen koy bàyyi. c'est vrai Mbaye. Fatka li mu wax ci crevette bi am naa sama benn xarit Mambal la fii la dëkk. da daan jóge fii dem ba Foundiougne dem wuti crevette ñëw jaay ko marché poisson bii. ay commande la doon am yoo xamante ni tey li muy wax nii dama koy dëggal. dañuy ñaan yàlla ngir yàlla wërsëg li di ñu dimbali ndax lii dafa ruslu sax. lii dafa ruslu. musuma imaginer lu mel ni am na ci biir réew mi. te ñoom ñëpp mooy li Aline Sow doon wax rek. yor oto 80 millions yor di am 20 millions par mois tey ay doomu réew mi di dund lii est-ce que ñoom seen jabar yi bu ñu waree accoucher dinañ dund lii est-ce que ñoom tey dinañ dem ba seeni dëkk di wàcc di gaare seen oto te ñoom li ñu doon tey sénégalais yi ñoo leen ko def léegi sénégalais yi ñoo leen koy def ñoom ñu gën ñoo dund luxe ñoom ñu gën ñoo dund jàmm ñoom ñu gën ñoo wér ngir lan pour lan ñu teg ko fen yàlla dina àtte yomal xiyaam am na ku ci dee ak sa bàmmeel di nga layoo c'est vrai que Khoudoss c'est vrai que immobilier la ñu nekk mais maanaam li nga indi économiquement parlant sax daf cee duggaale parce que dëkk bi ñu nekk dëkk bu riche la lu ne moo fay génnee mais bëgg naa aussi tuuti ñu taxaw si en matière d'infrastructure bu weesoo li nga xamante moo di pont bi yooyu noonu lan moo fa am foofu loo xamante nii voilà quoi yéen a ngi siy gis seen boo wax yooyu noonu wax hôpitaux moom jaruñu koy parce que wax nga tout à l'heure exemple bi. comme li nga xam ne dëkk bi moom la am comme ay ressources. non bëri na comme nu mu tuddati anamu kii bi gomme arabique. bëri na fa buy bi ngay gis nii du fa jeex ci àll bi dëkk boobu ñun rek ñoo fa nekk te dëkk bi dafa yaatu lu ne ngi foofu jën yi c'est en infini en abondance. da ngay dem léegi doo sori sax da ngay am jën. mais doo am noo koy utiliser sax dinañ si am aperçu mais comme lu mel ni ay école ay dispensaires. façon yooyu noonu. dispensaire amu fa nee naa la liñ fa am mooy benn kii bu ndaw moo fa. poste de santé bu ndaw moo fa ne benn matron. école am na école publique ba fenêtre yëpp a dajeeku amul clôture amul dara. ñoom sax tan nañ am nañ loolu mais ñun bu ñu fay jàng ñun ay sàkket la ñu amoon te loolu yàggul 88 89 boobu ay sàkket la ñuy dundee donc du coup
vraiment ñun dañoo laaj dimbal quoi parce que dafa nekk dëkk bu enclavé dafa ruqe te ci île yi la bokk te dëkk bu ñu war a gestu la dëkk boo xam ne la tey ñi nekk ci gox boobu yëpp xam nañ ne dëkk boobu moo ëpp ressource. En tout cas, nous restons ouverts au maire. Bu dee ni dafay souhaiter en tout cas réagir par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy exposé ci wàllum jafe-jafe nga xam ne moom lay dund île bu Saxor nga xam ne fi mu ne nii daanaka ca la ñu gis ci ay images preuve à l'appui. accès bi vraiment dafa métti te loolu peut-être sax bi ci gën a tuuti la bëri na ay dëkk yu nekk Sénégal. situation bii la ñuy dund bu doon par exemple amoon nañu benn politique en tout cas de désenclavement boo xam ne mën na njëriñ askan wi parce que lii boo ko boo leen mayoon accès facilité yi da ngay régler un problème d'emploi da ngay régler quelque part un problème aussi de poids économique dafay nekk li nga xamante ne dafay permettre ñu fa yeewoo mën a en tout cas exercer seen activité itam ci wàllum santé aussi dana permettre ñu nga xam ne ñoo ngi fa bu ñu feebaree mën a am taxawaay bu gaaw pour ñu mën a faju en tout cas dinañu wéy di dénoncer li ni mel du sax dénoncer waaye exposer pour nit ñi xam ko ndax itam loolu moo fi am solo. effectivement en tout cas suñu autorités yi nañu taxaw bu baax a baax ci li nga xamante ni moo am fii ci dëkk bee di Saxor parce que tamit amaana sax xaw ma ndax am na am déet mais tey jii nii ku si ut dëkk bi wala nga bëgg a maire wala nga bëgg poste député assemblée da ngay dem seeti leen après jeex na nga def fa ay promesse mu jeex duñ la gisaa donc nañ taxaw gars yi bu baax a baax parce que dëkk bi économiquement parlant mën na indi yu bëri ci réew mi ñu ngi lay jaajëfal Etienne. waaw di jaajëfal ñëpp di yokkaat tamit xam nga li ci nekk yëpp mënuñ ko wax en même temps. dëgg la xëju si dañuy def briefing rek. waaw déjà maa ngi wax sax te présenté wu ma ñan ñoo initié pont bi. mooy waa Caritas. ñoom ñoo ko def ñu ngi leen di gërëm di leen sant. waaw Caritas ñoom ñoo def lii. du benn gouvernement Caritas ñoo ko def ñu ngi leen di sant di leen gërëm au passage dëkk ba yëpp voilà parce que kenn warul fàtte ki nga xam ne moo la may lii suñu maam yi ak suñu papa yi dañ doon dox dañ doon jéggi géej gi li ngeen di gis ni dañ koy jéggi yenn seen i bagage dugg xuus te xuus mooy ñëw léegi du yàgg kenn ñaanu ko yàlla mun na effondrer d'un moment à l'autre te xam nga nord bi nii neex na am na accessibilité mun nga dem mais bu dee nawet mu taw 2 heures de temps mun nga ko def entre Diouroup ak Saxor te boo ñëwee bu dee yàlla dimbali nga yor oto da ngay gaare Diouroup jël charrette mun nga def 2 heures ou 3 heures de temps pour accéder au village de Saxor xam nga loolu metti na wala nga jaari par Foundiougne wala nga dem fa Yil jël gaal traversé amul fooy jaar ci dëkk bi mais dëkk boo xam ne vraiment dafa bëri loo xam ne mën nga fa mun nañ ci nguur gi si fi mu dimbali leen emploi bi day dem am na ñoo xam dootuñ ñëw Dakar fa la ñuy toog enrichir parce que lépp luy génn ci géej dafa am njëriñ lépp a nga fa lépp fi ngeen di gis ni ku fa dem village d'avenir la bu fekkee nit ñi jàppale nañ ñu te ñu ngi lancé appel des personnes de bonne volonté pour mën a ñëw rek nga jàppale ñu dinañ ko defar incha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen si woo même fondation Servir le Sénégal ñu ngi leen ci woo ci lii nga xamante ne nii parce que affaire tamit nekkul dem joxe diwlin ceeb suukar ñu lekk après mu jeex yii nii dafa bokk ci li nga xamante ne mën nañ ko ci jàppale gars yi du dëgg non mais surtout diwlin ñaata milliards ñoo dugg si diwlin ak ceeb xooluma lii rek waaye bien Fatou tey jii nii man j'en appelle au ministre des infrastructures nu mu tudd Mansour Faye ak tali yeeg yooyu yëpp ak infrastructure yooyu yaa ko yor il suffit d'un petit milliard pour que justement mbir mi mu réglé wu pont bu normal am fa ñu suqaliku am na loolu nu mu tudd am na jën am na crevette am na yu demee noonu àdduna yëpp crevette la ñuy laaj yoxoos beeg développer kii bi halieutique bi non mais il suffit juste de vouloir boo leen wàññee ku nekk benn 10 millions ci sa salaire rek at ba at dellu si waat léegi mbir mi réglé wu maa la wax li te yàlla na ka suñu borom saafara mu réglé wu bu baax a baax ñu ngi remercier Etienne di ko jaajëfal jox ko rendez-vous ci yeneen i jotaay rek incha allah dina ñëwaat mais buy ñëwaat rek fekk problème bi daal di saafara wu incha allah nga ñu waa dëkk ba yëpp ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax Koudous yow itam ñu ngi lay remercier waaw di ko jaajëfal di ko masaw coono itam ndax dëkk bi dafa xat en tout cas nuyu waa Saxor yëpp
d'accord kon on te donne rendez-vous mardi prochain incha allah. mi ngi noonu donc dañuy daal di ñëw rek lu war a mën a ne la ñu def une petite pause rek Charles c'est dans